5h27 mooy doo ko jot di jàll ci sujet yi nga xam ni dañ leen ko préparé tey bokk na ci lépp loo xam ne jëm na ci wàllu njàng bi ak Soraya alors tey ñuy waxtaanee surmenage surtout ci élèves yi ak ni leen di bourré souvent ci wàllu programme ba dañ ci am ay problème. surmenage scolaire moom la ñu waxtaanee tey Pape mu nekk sujet boo xamante ne dañ daan gis bu école IB bay waaj a tëj si la ñuy def genre sujet boobu alors que moment boobu day fekk mu un peu tard parce que dina fekk xale bi ñu sol ko yenn yoo xamante ne attanu ko ba mu commencé di ko indil yenn feebar yi donc rapidement ñu dem seetaan élément bi bu ñu ñëwee gën see yaatal Pape. xale yi nga xam ne ñi ngi dem ci daara yi di jàng comme mag ñi ni ñu soxla li ñuy tuddee emploi du temps maanaam li nga xam ni ci bis bi yëpp li ñu war a def mu am fu ñu ko bind natt ko gone yi tamit noonu la war a demee ci ñoom ginnaaw bi nga xamee ni bu ñu demee ca l'école ba la ñuy jàng bëri na wuute na dinañ jàng français dinañ jàng calcul dinañ jàng arithmétique dinañu jàng ay problème dinañ jàng grammaire dinañ jàng rédaction pour ñi nga xam ne ñi ngi ci daara yu ndaw yi yeneen daara yi di def ay mathématiques ay anglais ak ay langues yu demee noonu donc dañuy am emploi de temps boo xam ni boo ko dee xool bu ñu xëyee 8 heures nekk ci classe yi ba midi jot ñu daal di bër tuuti diggante midi ak 13 heures bu 13 heures jotee ñu tàmbalewaat jëmale tàkkusaan léegi bu ñu dellusee ci kër gi ñu indil leen tamit beneen emploi du temps yenn saa yi mu am koo xam ni daf leen di xaar ci kër gi bu ñu ñëwee mu continuer di leen jàngal yenn saa yi ñu ni leen bu ñu yegsee nañu dem jàngiwaat feneen alors loolu bu ñu ko dee def day dem ba xale bi tamit bopp la yore day dem ba bopp bi sonn donc yenn saa yi ñu foog ni lu baax la ñuy def parce que ñi ngi sol xale bi boo moytul dina dem ba li nga xam ne li ñu koy sol yu ci bëri dootu ko jàppati. wala sax mu dem ba nekkin bi ñu ko teg mu dem ba fippu daal di nekkin boobu duma ko nangu alors loolu moom moo tax yenn saa yi xale yi di daw li ñuy wax daw jàng parce que dafay metti ci ñoom ba nga xam ne bu ñu xëyee nga yóbbu leen ba ci école ba yow waajur bi sax boo wanee ginnaaw ñu dem nekk ci leneen waaw loolu kon dafa baax xëy na li ñu emploi du temps bi ñuy jox xale bi mu nekk emploi du temps boo xam ne daf koy may ay diir yoo xam ne dafay noppal gone moom war nañ koo aménager emploi temps boo xam ni dina jàng mais tamit dina fo mais fo bi mu nekk fo boo xam ne bu yiw la bu muy def pour moom ak moom kese bu muy def ak yeneen ndaw yoo xam ni ñoom ñoo tolloo ay at par exemple mu nekk fo yu yiw fo yoo xam ni day gën a defar jikkoom day gën a defar xalaatam loolu dafa nekk lu am solo pour que xale bi mën a jàpp li nga xam ne ñi ngi ko koy jàngal ci école ba waaye li nga xam ne tamit waajur yi ñi ngi koy bëgg a def ci moom parce que école ba dañuy def ci moom xam-xam di def ci moom jikkoy rafet mais waajur yi tamit dañuy def ci ñoom xam-xam ay jikkoy rafet donc pour mu mën a jàpp lépp faaw nag ñu koy may yenn saa yi muy noppalu. gone gi bu ñëwee ci kër gi ñu ni ko na góorgóorlu ci liggéeyu kër gi loolu tamit li ma doon wax léegi moom mooy emploi du temps parce que loolu kenn mënu koo dax tamit gone gi war nañoo mën a fexe ba liggéeyu kër gi mu xam ci dara loolu yëpp waajur yi koy def dañu am cofeel ci seen doom dañu am yërmaande ci seen doom mais méthode bi rek la ñuy wax nañu fexe daal ba xàllal xale bi benn boulevard boo xam ne dina ci mën a noppal. Jibi Jaxate xam-xamam màcc ci wàllu sociologie ñaare dañu koy gis saa yu ay jafe-jafe amee ci réew mi ci wàllu société surtout mu indi ci ay kaddu mu doon leeral ak Soraya loolee nga xamee ni moo jëm ci programme yi ñuy sol souvent xale yi d'habitude ci jàngat yu bëri ak borom xam-xam yi nekkul seen avantage. ku ci nekk boo jëlee sa doom dugal ko école bëgg nga mu réussir ci loolu nag la Jibi Jaxate di waxee ne bien vrai que bëgg nga sa doom mu réussir mais aussi il faut nga tegal ko li ñuy wax emploi du temps. parce que emploi du temps boobu moo tax ba xale bi du surcharge boobu muy am mooy tax ba mu dem ba dafay sonn coono googu nag mooy dem ba indi li ñuy woowee surmenage nag boo seetloo xale yi la plupart du temps bu école IB rek parents yi dañuy bëgg ñuy ñëw di jàngi jóge école temps bi ngay def école rek déjà dafa bëri donc nga jógee école ñibbisi doo am sax temps noppalu mi ngi koy wax ci ay kàddoom nga fekk ci biir kër ga koo xamante ne dafay ñëwaat pour jàngal la déjà voilà nga ñëwaat di def devoir donc da ngay ñëw rek añ daal di enchaîner jàng bi am na ñoo xamante ne tamit seen parents yi ci boppam ñoo leen di jàngal da ngay ñëw nga noppalu tuuti dallu ñu ne la acca ñëwal nga jël say kay nga jàng wala nga ñëw nga tëdd nelaw nga fas yéene nag jàng ba ay 22h
23 heures pour que nga mën a yeewuwaat à 6 heures du matin pour mën a waajalaat sa bopp jàng loolu donc loolu xale yu bëri attanuñ ko. loolu mooy indi nga gis xale bu bañ jàng. effectivement ndax surmenage moo koy causé en fait. et puis xale bu ci nekk aussi at nu muy capté nu muy jàngee. am na ñoo xam ne c'est en jouant. voilà la ñuy capté am ñoom en chantant ku ci nekk at li ngay xool donc parfois baax na nga xam sa doom. moom exactement d'habitude on n'est pas observateur parce que dañuy jur xale yi rek bàyyi leen mais il faut observer l'enfant xool moom centre d'intérêt fu mu nekk nga jéem ko pallier at jàng bi tu vas voir que ne parce que xale yëpp intelligent donc ñun ñoo war a utiliser des techniques pour mën leen pour jàppale leen waay. voilà maa ngi ko dégg sax tamit mi ngi expliquer ne xale yi tamit des fois da ngay gis parent boo xamante ne danaan la da ngay dem école jàngi mais tamit da ngay boole jàng bi ak li nga xamante ne mooy togg jàng fóot jàng raxas donc da ngay gis xale boo xamante ne day dem jàngi wàcc ñu bëgg laa raxasloo bool bëgg laa toggaloo soo paree nga nar a toppaat kay yi di jàngaat ban moment ngay noppalu noppal sa xel déjà il faut nga nelaw 6 heures de temps minimum. il faut juste aider l'enfant à mu am emploi du temps un bon programme. voilà un programme bien organisé. te am aussi ñu xam ne jàng am na yoo xamante ne àndut ak moom. beneen aspect mooy ñi nga xamante ne ñoo ko jur des fois dañuy nekk di xuloo ci kër gi indil xale bi benn stress boo xamante ne dina toog bëgg a jàng du ko mën a jàng. du mën a jàng li mu bëgg a jàng yëpp. voilà il est déconcentré effectivement daf koy jaaxal donc bu demee école tamit ki nga xam ne moo koy jàngal bëgg a kiiwaat ay cours. dolliwaat ko ci boppam ci li nga xamante ne moom sax. mënu fexe ba jàng ko attanu ko déjà donc ça devient un problème bi nga xamante ne day ñëw ci xale bi donc xale bi aussi nan nañuy def ba xam ne kii ça ne va pas trop comme li nga doon wax sànq il faut ñu am observation ci li nga xamante ne mooy suñu doom nga jékki-jékki gis xale bi lekkatul gis xale bi mu ngi jeex gis xale bi day jékki-jékki rek xool benn place concentré woo nga xam ne kii mi ngi xool mais kii xale bi xale warul xalaat daal du nangooti wax voilà effectivement Aïssatou dootul nangooti wax wala mu jékki-jékki di la wax ay affaires yoo xamante ne maman kat maa ngi gis lii te li muy gis musu ko gis voilà il peut pas l'expliquer donc nga xam ne xale bi instant yi ça ne va pas du tout rapidement nga yóbbu soit ci benn psychologue wala yow mi parent nga jàppale ko si nan nga koy jàppale nga soulager ko quoi voilà nga defaraat emploi du temps di ko bàyyi mais est-ce que aussi duñu xool programme bi ndax duñ ko alléger parce que souvent da ngay gis li ñuy jàngal xale bi yëpp ci biir journée bi tu te demandes sax ndax xale yëpp mën nañ ko jàpp am na xale yoo xam ne seen intelligence may na leen ñu capter ko dinañ ko gaaw a jàpp mais am na xale yoo xam ne seen rythme dafa yéex pour peut-être xool classe yi nuñ leen di boole xale yi nga xam ne seen rythme dafa gaaw wala ñu jéem a suivre borom rythme yu yéex yi bu ko defee ñoom ñëpp ñu mën comprendre et que duñu am surmenage bu ñu ñibbee seen tout ça c'est des méthodes qu'il faut que ñoom jàngalekat yi moom war nañ ko xool loolu moom buñ ko defoon loolu moo doon li gën parce que di nga gis xale boo xamante ne benn CICP ba C1 ñu bëgg a def ci moom anglais bëgg a def ci moom français en même temps ak yeneen i matière donc loolu dafay kii xale bi en fait dafay bourré. et même par rapport ak comme par exemple tey ñu ne xale bi du matin au soir lii la am comme lu mu war a jàng. li muy def ci saagam. da ngay gis xale bu ndaw ñu defal ko saag boo xamante ni. ndeysaan le petit quand il marche. xam nga dafay day sonn. et tout fekkee nga sew. yàlla boo sew waaw. waaw da ngaa moom saag yi nga nekk. finalement mën na la déformation c'est vrai. en fait on va penser que c'est anodin. mais tamit day sonal xale. man je l'ai vécu sama sac da doon 10 j'avais l'impression que sac bi daf may xëcc ci ginnaaw léegi j'étais obligée de xëcc ci kanam pour mën a dox te booy dox day bizarre ndeysaan. et tu vois maintenant xale yi dañ di defal ay trolley comme ça ñu xëcc comme et puis voilà dañu sonn voilà waaw ci suuf si. je pense que sax boobu moo gën xale comme ni nga ko waxee dañ koy wutal emploi du temps nga xool nan lay jàngee ndànk-ndànk bien vrai que école bi ubbee inscription yi dina cher fourniture yi dina cher donc da ngay bëgg sa doom ak lu ci munti am ay kii yu baax notes yu baax donc ci notes yooyu nag yow yaa koy liggéey dañ lay dóor rek boo amul dañ lay dóor ba nga bëgg a dee donc yow yaa ko mën a organiser defal ko emploi du temps boo xamante ne bu jàngi jee bu wàccee nga may ko tuuti mu noppalu ba tëdd nelaw
parce que il faut mu teel a tëdd tamit pour que mu mën a am 6 heures de sommeil wala lu ko ëpp. voilà donc il faut mu nelaw bu baax su wàccee mu toog dallu tuuti añ dallu tuuti réviser li nga xamante ne moom la jàngoon tey ak li nga xamante ne moom la war a jàng suba ko defee mu teel a ranger teel a tëddi comme ça le matin il va se réveiller en pleine forme. et puis da nga koy jàngalaale sax organisation. da nga koy jàngalaale régler quoi donc très tôt. nga won ko nu ñuy organiser liggéey nu ñuy organiser journée à travers lui ça peut toujours intéresser.